Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora waa vidéo tey bi dañuy def benn taxaw seetlu ci ouverture bi ak manque vraiment d'organisation bi nga xamante ne état bi wanewaat na ko rek ci tolluwaayu réew mi ak mbas mi nga xamante ni pénaliser nañu bari aussi quoi te état waroon jël ay matuwaayam parce que feebar boobu tax ñu tëj lépp dëkk bi yépp taxaw activité yu ci ëpp taxaw 80% yi activité taxaw na donc mu war a nekk lu nga xamante dañ ko war a jël au sérieux et puis mu nekk gouvernement boo xamante ne bu souverain war a nekk un gouvernement responsable xam danger bi nekk ci li ñuy wax muy mbas bi di feebar bi mais bu ñu demee ba nga xamante ni tey ji par exemple mënuñu sax organiser wu ci daara yi biñ koy distribuer même chose pëcc xaw moo ci nekk amul loo xamante ni état du Sénégal da koy def teg ko ci yoon te def naa dëkk ak jamono bi ñu toll en 2020 dëkk yi nga xamante ni ñu ngi avancer weesu nañ fii ñu toll nga xamante ni ñu mënoon informatiser lépp ba nga xamante ni jaratul benn coono boo xamante ni danga koy def ay magu yu ñuy mën a def ci wàllu alal ndax mooy yi ngay mën a xoolee def say recherche yàlla dafa def mu ay ñun ñu xarañ mais ci mbas mi rek gis nga ko wane na Sénégal ñi nga xamante ni ñu am compétence ñu fa nekk nga xamante ni bu ñu informatiser woon lépp rek amatul ay njuuj njaaj lépp mën na jaar fi mu war a jaar ba egg fi mu war a egg te du am benn problème parce que pour recenser dem ci koñ bi recenser ñi nga xamante ni soxla nañu ndimbal mais c'est comme zéro tey actuellement war nañu mën a xam ku ci nekk fooy résider amatul nit ki mën a changer résidence ba pare te du ko déclarer jël dëkk tegaat ko ci yoon foo xamante ni tey jii par exemple bu ñu waree xool nit war nañu mën a dem nga dem déplacer wu dem à la commune ñu xam ne yaa ngi résider wu fii boo ko changer aussi yoon war la mën a tegal loo xamante ni automatiquement da nga war a dem defaraat sa résidence donc ñu tegaat dëkk bi teg ko ci yoon mais mënuñu toujours ñuy nekk ci domaine boo xamante ni parce que yow. mais au moins bu fekkee yow recensé ngeen yow prof yi ñoo war a dem ñoo war a retourner waat mais lan mooy problème bi nga mën a recenser ñëpp teg ay bus mais bus bu dee dafa nit ñi dañu war a dem Fatick nga def busu Fatick donc moom yor na reçu boo xamante ni xam na ni bus bi dem Fatick lay jël boo nee A Fatick def B Diourbel def C Thiès kon jarul ay pëcc xoo parce que bu ñu demee ba ñi nga xamante ni ñoo war a éduquer suñu ay doom nga xool terminus Liberté 6 xoolal désordre bi ngay gis foofu ay professeur mënuñu sénégalais amaguñu habitude maanaam par exemple mën a taxaw correct fii laa war a dem nga ñëw xool ni fii la sans pour autant nit ñi du buuxante mais parce que ci condition yi ñuy mettre nit ñi la parce que boo ñëwee yow xamoo ban bus nga war a jël ñëw nga déplacé wu ba foofu gis fa ful bu toll noonu comment nooy def mais bu fekkoon ni teg nañ mbir yi ci yoon nga xamante ni au moins da ngay ñëw tey terminus Liberté 6 fekk muy terminus bu am solo équipé ko ba nga xamante ni fi nit ki war a toog lay toog fi mu war a taxaw lay taxaw am na ay tableau yoo xamante ni départ bi nga war a am yépp am na mais xam nga dëkk ñu war ko yor ci lu mel nii ba pare di jël alalu Sénégal di ko dugal ci lu ñàkk fayda aussi c'est pas sérieux nga war a jëlaat xale yi xoolal école bi yi nekk à Tëngéej Rufisque mais xoolal école yu mel noonu nga war a jël sa ay doom ñu fay toog di fa jàngee école boo xam manqué na lépp nga xool gazon yoo xamante ni mu leer na ni fii lu ne mën na fi am école boo xam taw bu ndaw mu inondé ñun ñu war a toll aussi ba foofu à 0 kilomètre du palais présidentiel mais Rufisque Pikine foo ci dem même chose Grand Dakar boo fa demoon am na école yoo xamante ni kenn moo la ko Médina la même chose au moins am na ci maire yoo xamante ni ñu ngi góorgóorlu di defar ñu mel ni ay Bamba Fall ñu ay Barthélemy Diaz ñoo xamante ni ànduñu ak état bi mais ñu ngi xam li leen war ci seen commune ñu koy def mais dafa am loo xamante ni état moo ci war a mën a toog xam ni il est temps que vraiment mu jëlaat mbir yi au sérieux parce que tamit mënuñu continuer aussi ci rythme bi àdduna bi di dox
sénégalais yi am ay nit ñu compétent ñu am ñoo xamante ni bul programme boo bëgg ñu defal la ko mais xoolal tey ji par exemple lu terre à terre loo xamante ni nga xam mën a recenser ñiy dem bus bu nekk nit ki yor reçu boo xamante ni tel bus lay jël du jar ñuy bus ku nekk di buuxante du ko jar parce que xam nga ne lii nga war a jël nga ñëw taxaw dugg sa bus tranquillement dem ñu xaw a civiliser tuuti mais toujours aussi il faut que ñu nekk ci mooy état bi li nekk ci moom rek mooy refléter waat ci population bi parce que manque d'organisation bu amee rek pëccoxoo dafay am te def naa il est temps que tey ji par exemple sénégalais yi ñu jël ñi nga xamante ne xarañ nañ ci li ci domaine bi yépp ñu teg leen l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jël ab politique bi ñu écarter leen mais xoolal européens yi dañuy am problème boo xamante ni bu ñu fa tolloo dañuy xam ne actuellement du c'est pas les politiciens ñoo mën a avancer loo affaire yi dañ leen di arrêter mais jël ñi nga xamante ni ñoo mën a redresser waat économique bi ñu dem ba au moins bu ñu égaatee beneen kii sax joxaat ko les politiciens ñu continuer Sénégal foofu la toll actuellement parce que fi àdduna toll tey mooy ñi la doon dimbali bu ñu la gënee nekk ci problème kan moo lay dimbali te ñun ñu am matuwaay yi am ay ressources yoo xamante ni bu fekkoon ni parce que actuellement tey waxatuñu suñu ay ressources ñun lan la ñuy wax feebar bi mais feebar boo gis dañuy ñaan saafara mais après saafara bi ci yan condition la Sénégalais yi di demee bu dee ci jamono bi muy neex la ñu am problème bu naqaree kon fan la ñu jëm te ba loolu man dama gis ni état bi conscient wagul ci loolu respecté waat population bi xam ni aussi ñun population bi ñoo fi teg état bi le président war a tourner waat moom jaamu waat askanam parce que du ñun ñoo war a jaamu président moo war a jaamu askanam parce que moom moo ñu ñëw ni ñu soxla naa réew mi mën naa ko jël fii laa koy jële fii laa koy yóbbu mais mënuñu à chaque fois lu état bi def boo ko xoolee muy ay problème mënul nekk aussi te ñu yor dëkk bu toll noonu ba pare yor nit ñu xarañ kon il est temps que vraiment le président Sall mën a jëlaat mbiri au sérieux quoi parce que Sénégal mënuñu nekk ci condition yi say doom nga leen di yóbbu ci école yoo xamante ne te bu njëkk booy xool sama classe gi nga xamante ne ay nulard lañu ñoom ñoo doon dem ci privé yi mais ñi nga privé ku fa dem lu ñuy wax dañu xam ni nulard nga mais léegi dañu xool tey système bi ñu teg mooy privé yi ñooy dox mais école publique yi moom c'est zéro quoi mbalit la mais nga waroon mën a éduquer sa ay doom ci école yi primaire yi ba bu ñuy génn yow fas nouveau type de sénégalais bi ngay soxla nga mën leen préparer ci foofu parce que dañu am benn jeunesse boo xamante ni tey ji bu ci yàlla deful jàmm xawma fan lañu jëm aussi parce que bu fekkee respect amatul parce que li nga xamante ni mooy fondation dëkk muy tey ji par exemple bu ñuy wax le Sénégal mooy lan c'est la religion aussi quoi ñoom ñoo taxaw défendre réew mi ba ñu toog ñun ku ci ne say valeur nga mën ko da xam bu njëkk ñu lay wax yow yaay kii parce que ci kan lañ fi ku fi juddu da ngay juddu ñu ngénte la fi ñu la war a ngénte benn parenthèse la bu may def rek ci ñi nga xamante ne vraiment dañuy toog nekk ci réseaux sociaux yi di dal les chefs religieux yu mel noonu te ñoom ñu nekk ay xale yoo xamante ni dañuy juddu fekk réew mi mu egsi fii mu yegsi jàmm ji ñuy wax Sénégal mu lenn ni ñii ñoo seeni maam ñoo ko liggéey ba yàlla def ko fii yow sa maam lan la def loo mën a toog mën ko teg sur la table kon am na benn respect boo xamante ni jeunesse bi ñun dañu war a am respect boobu envers les chefs religieux xam ni réew mi ñu nekk nii du état bi moo ñu may stabilité boobu du ñoom parce que li nga xamante ni mooy dem bay jaaxal Sénégal nasaraan ci di gis Sénégal li fa nekk mu nekk dëkk bu ndaw ba pare li fa nekk di nekk lu rëy kon mu nekk baatin bu fa nekk mais bu fekkente ne ni toujours dañuy toog les mara yi bu élection jotee non mara bi warul joxe ndigal léegi bu problème amee nga ne non mara bi dafa war a wax donc dafa mel da nga bëgg a nekk ni ko xam ne ñooy manipuler mara yi te yow joxe woo mara yi 5 francs joxe woo leen ko ñi nga gis ñuy toog di wax ci mara yëpp duñu joxe 100 francs doo tekk tey ji benn projet buñ ni lii dañ koy def ngir diine nga joxe ci sa 100 francs donc pour lan nga bëgg a toog yow mel ni da nga war a téye da nga war a yàpp ñoo xamante ni tey ji par exemple yërmande suñu borom buy wàcc ci ñun ci ñoom la jaare am na ci borom sikkim yoo xamante ni tey ñoom ñu ngi toog naa la tarixa te ñoom li ñu yor soi-disant tarixa la rek ndax association la bu ñu yor rek moom mu war a doon maanaam njiit li mu war a nekk njiit li donc moom lu muy mën a def pour ñee di contrôler tarixa pour moom nguuram mën a dëkk da koy def te yow nga judd ci réew mi ñu ngénte la ci réew mi
ay nitu diine ne ci réew mi ngéntale ci ba nga judd ba jàng alxuraan ba yor sikkim bu weex tàll bëgg a contre ñi nga xamante ne ñoom ñoo xeex ba diine ne fi kon donc ñun fan lañ jëm donc à la fin boo koy xool dafay mel ni rek ñun ñi ñu mérité ci ñàkk yar ak yooyu yàlla daf ñuy indil ku mel noonu di ñu mbugal parce que amuñu respect les chefs religieux da ngay gis xale boo xamante ni yow meloo nen nga bëgg a jóg toog naan les chefs religieux mel ni da ngay wax ak say morom te ay nit nga gis tey ji lan nga xool lu ñuy réaliser au Sénégal loo xamante ni tey ji boo jëlee ci domaine Touba mais Touba titre foncier la Serigne Touba ñaata at la nekk ci àll bi ñaata at la def ñaata at la Serigne Bamba def ba ñëwaat ci réew mi ñu jël ko fi yóbbu ko Gànnaar 45 kilomètres yi départ Njaareem dem Touba kooku fa yóbbu yan projet nga gis yu nekk at Touba yoo xamante ni état moo ko jël def ko fa donc dafa am ñoo xamante ni dafa mel ni ñoom dañuy fu ñu toog dañuy gën a am problème nag da ngay am problème parce que benn parenthèse la boo xam sax dafa jar sax def ci waxtaan parce que ay nguur yi ñuy wax ak yi yëpp ñee ñooy waral maanaam sax nguur gi di mën a taxawee nu mu ko neexee parce que dañuy war a wax ci l'essentiel bi teg ko fële ni dañuy wax loo xam jàmm bu amee ca réew mu ñoom ñoo ko fa def kon à la fin lan la kon réew mi lañu war a waxal ñi nga xamante ni ñoo yor nguur gi nga xam da nga leen dénk sa alal mais ki nga xamante ni dafay toog di ñaanal yàlla loo xam defaloo ko muy ñaan yàlla yërmande ci nit yi yow yaa ngi nelaw mu ngi tëdd moom ci mu ngi toog di xoole di ñaan yërmande ci sunu borom muy wàcc sa kaw te doo yëg ni fii la jóge yow boo xëyee teg sa vidéo commencé naan chef religieux yi lu ñu am jox leen ko nangam mais bankal say loxo nga xool ndax dara day dox wala du dox yow joxewoo dara bu dee Touba joxewoo fa dara bu dee Tivaouane joxewoo fa dara bu dee Kaolack joxewoo fa tus bu dee maam kër maam Limaamu def joxewoo fa dara te pourtant foo ci dem mu ngi dox kon doo ci dara kon donc dañu war a am benn respect boo xamante ni respect boobu bu ñu ko amee parce que sunu njiit bi ñuy waxal muy le président bu ñu sañoon Sénégal mooy gën ci réew yi parce que dañ koy wax loo xamante ni mu fàttali ko ni ko li nga ñu digoon mooy lii mais ak respect aussi parce que mooy sunu président ñuy ñaan aussi mu réussir ko parce que réussir tam moom sunu arrangement la ñoon mais pas di ko critiquer wala di ko saaga ci ñàkk yar boo xamante ni fan lañ koy teg dañuy ñaan yàlla sunu réew ñu yor ko ci jàmm ressources naturelles yu ñu yàlla jox ñuy ñaan mën ko exploiter ba mu doon njariñu askan wi mais pas loo xamante ni musiba la ñuy indil te loolu yàlla mën na ko def parce que nit ñi yàlla may Sénégal 99% yi positif 1% bi ñoo ci négatif ñooñu nag jaruñu aussi ñu leen di déglu parce que dañuy tardé réew mi waaw di ñaan aussi jàmm ji yàlla na fi yàlla saxal jàmm di rappeler waat encore une fois le président de la république que ni na taxaw ci jafe-jafe askan wi jël politique teg ko na le na ko njariñal réew mi tax a jóg muy dugg ci école yi xam ni liñ ko fay wax dara amul te xam na ko c'est ça aussi le problème Macky xam na lu Sénégal li fay métti pourquoi warul jóg rek commencer régler problème yooyu parce que bu ñu nee ñi nga ni marchand ambulant yi ñu après du loolu mooy suñu problème marchand ambulant yi actuellement jóge nañ fi mais ci nga waroon profité wu fu ci nekk nga pavé ko fu ci nekk nga defaraat mais espace vert yi un peu partout mais mënuñu rek nga yor dëkk boo xamante ni def nañu lii après boo fi jógee même chose bi retourné waat ñu nekk ci détail yoo xamante ni mais te réew yi responsable vraiment fu ci nit war a fu lu nit bëgg espace loo bëgg divertissement bu nit ki bëgg a def am na ko mais xoolal tey ji demal corniche nga xool ni ñu koy ni ñuy saax-saaxee suñu dëkk bi donc yoo xamante ni yow nga toog di ko gis en tant que un jeune président qui est né après les indépendances nga war a mën a taxaw taper sur la table ba askan wi ànd ak sa askan ba ñu yëg ko waaw parce que après da nga war a mën a toog ci réew mi bu sa mandat demee ba jeex lu Sénégalais yi di décider nga mën a donc kuy taxaw ñu naan jox laaj leen l'ex-président du Sénégal Macky Sall muy joxe ay points de vue mais nii ngay yoree Sénégal moo lay wan ne la yow ça veut dire que nit xalaatoo sax après nga pare nga resté au Sénégal non parce que mënoo di mbugal askan wi ci lii moo melu askan wi ñu koy saax-saaxee nga toog mel ni comme si de rien n'était aussi parce que dafa am loo xamante ni nit ki am na droit boo xamante ni yàlla moo ñu ko jox nga war ñu ko assurer man war naa mën a dem plage ma dem mais bu ñu ñëwee occuper plage yëpp privatiser ko mais c'est pas sérieux te dafa am zone yoo xamante ni du zone bu ñu war a tabax donc dafa am yoo nga xamante ni il faut que mu jël affaire yi au sérieux
il faut que nga jël affaire yi au sérieux monsieur le président taxawaat ci jafe-jafe sénégalais yi xam ni actuellement nii bu fekkee ñi la doon dimbali ñoo am problème kon tey nan la ñuy def état war a sóoraale loolu gouverner c'est quoi c'est prévoir quand même nga war a mën a taxawaat wane say bopp fii la ñuy war a xam ndax yow tu es capable ou non mais pour joxe ay ceeb pourquoi ñu war a toog nekk ci informel yooyu nga war a mën a wàññi affaire yi ku ci ne mën ci am accès mais pas ñu toog di compter nit ñi ay temps esclavage yooyu mais c'est pas sérieux nañ ñu joxaat respect quand même ay citoyens lañu bu ñu amee problème aussi ay citoyens lañu nañu état teg fi nga xamante ni fa la ñu war a teg sutura bi war a mën a am nit ki war na mën a dem sax tem di nga wàññi prix bi ba moom mu am ci accès mais pas ñu toog di teg nit ñi ay yow da nga manqué kilo ceeb di joxe ñii comme si doy na waar ceeb doy na waar te abolir nañ esclavage quand même mais ñun ci suñu waa dëkk ñoo ñuy nootaat muy nit sa der bu ñuul ni yow moo lay nootaat parce que yenn yi nooteel la quoi nga war a teg nit ki ci condition yu am solo ubbil ko bunt yi ba njariñ li xale yi jàng war a mën a dem am liggéey ba du soxlaal kenn mais léegi toujours rek moom dafay nekk day dépendre ci état mooy li mu soxla amu ko xoolal Sénégal ñi daan joxe sax ñooy ñaan léegi mais doy na waar kon nañu ñaan vraiment man dama koy tàllal loxo yi nga xamante ni kilifa yu baax yi nekk ci réew mi ñu ñaanaat bu baax xam nañu ñu ngi ñaan mais ñu ñaan bu baax a baax parce que saytaane ngi di raam ànd ak jamono waaw dafa bari ñoo xamante ni seytaane dafa nekk ci ñoom ñuy ñaan nag yàlla ñu yàlla musal ci ñooñu waaw ñiy ñaan ñi nga xam bëgg nañ stabilité ci réew mi yàlla def ko fa parce que am na mag ñoo xamante ni liggéey nañ ko bu baax a baax Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum daana ko wax sang bu baax boobu xool ko bu daan def discours da ngay santiraat sa bopp ci moom Cheikh Abdoul Ahad ba ci Cheikh Mamadou Muntaxa xool ko ni mu mel ak Cheikh Abdoulaye Thiaw magal na waaye ay vidéo buñ la ko tegalaat nga xam ni jàmm ju wér la instauré au Sénégal boo demee aussi Kaolack la même chose bàyyi boo ko gisee looy njëkk a gis ci moom bañi reetaan ça veut dire que ni jàmm dafa am yoo xamante ni xoolal famille maam Ibrahim Niass bi yépp même chose jàmm la ñuy woote mais dafa toll foo xamante ni dafa am ñoo xamante ni tey dañu nekk ci jamono doo xam ndax ñoom lan lañu ndax jamono moo toll tey jii foo xamante ni li góor gi doon wax ni lépp boo fi gis dëgg la woon mais nee na dañu gisatul ku ko fekke moo tax ñu koy wax ay bukki ak ay lëg donc dafay am loo xamante ni jamono bii ñu toog ni kenn nelawatul tey am na loo xamante ni bu fekkente ne ni dëgg la te nekk na buñ tey ju boo doon compter tey ñi réew mi nangam ak nangam kenn mënta toog xëy devant la télé par exemple ni nangam fii ak ngoon bëgg naa ko mu am ki am na ñoo xam osé wuñu wax loolu te am na ñoo xam bu fekkoon àdduna dong lañ bëgg bu ñu taxawee wax ko balaa ngoon loolu fekk leen foofu te ñooñu ñoo la gën a oyof kon mbiri nañ delloowaat lépp ci sunu borom xam ni mooy aji ki doxal hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.